bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. maa jël parole bi di jàkkaarloog population Ross Béthio ngir waxtaan ak ñoom ci situation bi nga xam ni moo fi prévaloir ci suñu biir commune ci semaine yi ñu weesu di nuyu nag ñëpp ñu fi teew di wax ni maa ngi jël kàddu ci turu ñi nga xam ni ñooy représentants des partis politiques yi fi nekk yépp muy PLD di Doole Yaakaar di APR Taxawu Sénégal Rewmi AFP Westu Ñakk PUR ak mouvement Yitte Askan Wi ak ñépp ñi nga xam ni mooy la société civile bu Ross Béthio ñoo fi daje tey ngir waxtaan ak yéen li ñu dajale également moo waral ñuy wax ci situation dëkk bi balaa ñuy def loolu dañuy delloo njukkal ki nga xam ni mooy feu le défunt maire Amadou Bekay Diop di ko ñaanal yàlla mu xare ko àjjana yóbbu ko ci àjjanay firdawsi yi di def fi defoon ay jëf yu wér jëf yu leer jël suñu dëkk bi yóbbu ko ci station yi gën a kawe indi fi ay chantier yoo xam ni amu fi woon mu tekk fi yu mel na stade bi yu mel na lycée clé en main relever le plateau technique du centre de santé ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni mënuma ku fiy toog di ko lim doo ko jeexal kooku nag mu waral tey jii ñu delloo ko njukkal mais li nga xam ni bàyyi woon nag fi comme chantier man bi ma ñëwee dama fas yéene àggale chantier feu Amadou Bekay Diop yooyu ci ndimbalu état du Sénégal mais ak ci ndimbalu partenaires yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi et les partenaires locaux ñuy wax ni nag réew mi ñun ñëpp xam nañ ko ni depuis 2019 Covid bi dafa xaw a lompoñal suñu koom-koom mais yàlla def na comme am nañu njiitu réew moom it mi ngi ci taxawaay bu mat sëkk gis ses pairs ay moroom yi nekk en Afrique ay nawleem ñu gis les bailleurs pour ñu mën a bal leen bor bi pour suñu koom-koom mën a redresser waat suñu koom-koom donc nag loolu doon ay jéego yu am solo semaine yu ñu génn rek président génn na demoon na Paris pour liggéey ci lu mel noonu ñu gis ni li nga xam ne mooy suñu croissance dafa wàcc ba 2%. loolu gëj na fi am lu mat 25 ans ngi nii amu fi woon mu dem ci lu tolloog 1400 milliards junni ak ñeenti téeméer di milliards di dollars donc loolu doon na loo xamante ni dafay faagaagal dafay lompoñal suñu koom-koom looloo taxit ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ñun ñi bokk ci département Dagana ak commune bu Ross Béthio ñu ngi ànd ak suñu président de la république ci loolu nga xam ne mooy démarche yi muy def di wax ni également tey Ross Béthio ku ko xam ni mooy la capitale du riz capitale du riz comme fi la ñuy bayee ceeb bi yépp war ñu des ginnaaw ceeb bi am Sénégal yépp presque la moitié fii lañ koy bayee donc ñun ñooy grenier Sénégal ñooy dundal presque Sénégal loolu nag su fekkee suñu dëkk am na ressources yooyu waruñu des ginnaaw moo tax ñuy jàpp ci autosuffisance en riz bi nga xam ni moom le président de la république prôné woon ci loolu nag ñu ngi ci ñu gis ni par exemple la commune de Ross Béthio assiette foncière am bi dafa xaw a néew ñu ni nag ci territorialisation ci niveau d'occupage ñaan nañu président de la république pour mu gën a yokk suñu territoire communal ndax bay bi mën a yokk ci loolu sax ñu gis ni amul benn commune boo xamante ni mën nga demal sa bopp fii
si lañ taxawal li nga xam ne mooy intercommunalité di entente E2D. entente E2D su ngeen ko déggee mooy entente delta Djeri dafa am ñetti communes yoo xam ne ñu ngi nekk ci delta bi mooy la commune de Ross Béthio, la commune de Diama et la commune de Ronkh ak benn bu nekk si Djeri ji muy la commune de Gnith. ñooñu ñoo fédéré seen ay forces ngir li nga xam ni projet la yoo xam ni benn commune mënu ko def ñu mën ko boole seen force pour mën ko taxawal si commune benn commune boo xam ni dinañ ko fa mën a installer pour des projets structurants looloo tax ñu boole suñu ay forces. ci loolu nag ñu ni le 22 dernier le 21 mai bii passé demoon nañu Ronkh ñun ñëpp commune ñeenti communes yooyu daje fa ak IPAR ngir mu jàppale ñu ci liggéey bu mel noonu. donc loolu wane na ni waa Ross Béthio mosuñu des ginnaaw ci wàllu développement ku leen xam leen ci yëngu ci wàllu mbay ku leen xam seen jigéen ak seen ay góor ñëpp ay jàmbaar lañu xamuñu rek lu dul mbay. donc ñu siy invité le président de la République pour ñu joxaat doole suñu jigéen ñi ngir ñu mën a suqali mbayum ceeb bi fii ci Ross Béthio. ci loolu nag ñu gis ni assiette foncière bi dafa xaw a tuuti bon comme ni ma ko waxee rek mu am des incohérences territoriales donc ñu ngi ñaan ñu gën a délimiter yokk suñu territoire communal. mu am une politique boo xam ni teg nañ ko des politiques publiques président de la République moo ko fi def ni day def territorialisation des politiques publiques li nga xam ni mooy jeunes yi ñu jox leen liggéey parce que gis nañu rek fan yee ñu génn jeunes yi wane nañ seen bopp que liggéey amul moo taxit président de la République taxaw na ci ngir wàccee li nga xam ni mooy politique yi ñu doon def ci kaw au niveau central ñu wàcce ko au niveau des communes ci département yi ba ci commune pour ñu mën ci xale yi mën ci jot. tout récemment gis nañu lu mat 5000 enseignants yu ñu war recruter am na 65000 emplois yoo xam ni war nañ ko créer ci wàllu reboisement ci wàllu pavage ak éducation donc yooyu mu doon lu am solo. ñun nag fii ci Ross Béthio ñu gis ni il faut que ñu fédérer suñu ay forces ndaxte dëkk bi doomi Ross ñoo ko mën a liggéeyal seen bopp keneen du jóge feneen di ñu ko liggéeyal ku bëgg a liggéey dëkk da ngay dem sa dëkk nga liggéey ko su ko defee ku nekk su liggéeyee dëkkam suñu tasee rek Sénégal yëpp ay naat ku nekk am na foo war a mën a liggéey ku nekk am na sa dëkk fuy metti donc demal nga faj foofu fii nag am na ay doom yoo xam ne ce sont des cadres avérés des intellectuels avertis yu nekk fii ci biir dëkk bi yoo xamante ni taxaw nañu temm pour téyel seen bopp seen dëkk. doon naa cité démb naan man dama am fierté ci sama dëkk en tant que édile de la ville ndax amul benn profil bu ñu may jaay su dee colonel yi am naa ko su dee des médecins am naa ko su dee des économistes am naa ko donc lu état soxla pour Ross Béthio profil bi mu soxla na ma ko laaj nous avons des experts financiers dinañ ko jox neen ñu nag mbonaata xam la ca teen ba moom mi nuur ba ca ban ba donc ñun fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màggee fii la ñu dalee ba duñu fi laajte kenn duñu fi laajte benn quartier looloo waral ñu ni nag tey duñuy jël les destinées de la commune de Ross Béthio en main ñoo koy teel suñu bopp loolu nag waral na ñu xamante ni tey moo waral daje bi ñuy xamal Sénégal en entier que ni képp ku bëgg a chipper le leadership de Ross Béthio yaa ngi nax sa bopp parce que fii dañu amoon c'était une terre d'hospitalité Ross Béthio une terre d'hospitalité mais nag une terre de résistance ay bañkat ñoo fi mës a nekk mën nañuy yaatal mais aussi dañuy bañ su bañ jotee téye li ñu moom loolu la ñu taxaw tey fas yéene ko def leadership bu ñu téye loolu dañ koy teg fële ñuy wax ni
Ross Béthio tey def nañ benn dànk def nañ benn say ngir régler lépp lu fi jafe-jafe donc ñuy wax ni képp kuy dem ci àll walla ci presse bi di waxal Ross Béthio tey Ross Béthio won nañ ni la yow yoroo seen kàddu Ross Béthio yabalul kenn Ross Béthio yónniwul kenn ci presse Ross Béthio yónniwul kenn ci état te kenn du dugg ci biir dëkk bi kenn du utiliser turu Ross Béthio di ko jëfandikoo ngir say poche su fekkee rek porter li nga xam ni mooy porter Ross Béthio porter les problèmes de Ross Béthio yaakaar naa président de la république problème yu bare moo koy lijjanti moom la ci yaakaar ginnaaw yàlla le maire de Ross Béthio bi ñàkk solo bi jàkkaarloo na ak moom évoqué tegal ko problème Ross Béthio yooyu yëpp de long en large le 6 avril dernier te ñu ngi siy gis bunt beneen bi mooy man nag Bécaye dafa am lu mu fi jëf au moins lu bon Bécaye war nañ ko delloo njukkal am na lu mu fi def lu mu néew am na lu fi nekkul woon mais ñu gis ko fi tey mais xam nañ ni Bécaye moo ko def mais su benn waay bëggee ñëw ngeen baal ma si terme bi sippe ko su sëkk jëfu Bécaye moomu di jàmbaaru fàkk tëdd kooku ñun ñi toppoon ci moom dañ koy bañ loolu du am fenn ak ku ko mën a jàppale nag ci kaw ñun duñ nangu loolu waaw loolu duñ ko nangu Bécaye ci boppam daf fi jëf loo xamante ni lu mucc ayib la dafa am fu mu fekkoon Ross Béthio mu yóbbu ko benn station bu gën a kawe donc loolu nag dañ ko ci delloo njukkal di wax ni bari na ñoo xamante ni ñu ngi woon ci ay jafe-jafe mu jàppale leen bari na ñu nekkoon ci ay jafe-jafe mu jàppale leen donc ñooñu tey de grâce ñu ngi leen di ñaar ngir yàlla bu ñu ñëw di jël li Bécaye liggéeyoon di ko tafoo man mi àndoon ak Bécaye population Ross Béthio bi àndoon ak Bécaye démb ak bërka démb depuis 2012 ñun de tafoowuñu jëfu Bécaye parce que loolu nag ñàkk respecté doomu aadama bi la mais respecté Bécaye mais aussi ñàkk respecté la famille de feu Amadou Bécaye Diop la parce que Bécaye am na fa famille ay bu nekk fii à Ross Béthio bu fi nekk donc loolu lañ leen doon baaxee ni leen ñu gën a taxawaat seen dëkk gën a téye seen dëkk donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification